yéen kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Macky Sall ak Aminata Touré bu ñu dul mburo comme soowit di cere ku sëp seenub ànd caaxaan dindiwu ko li koy firndeel mi ngi ci journal Le Quotidien ubbil yéen kaay bi journal bi xibaar nañu ne Mimi Touré ak Macky Sall gisee nañu démb gisee bi mi ngi amee woon ci kër Macky Sall ga ca Mermoz ay nit yu jege lool Macky Sall jege lool it Aminata Touré ñoo jëkk sol seenu dal dox ci wax ci ba ñoom ñaar ñu toog ñaari waxtu yi lëmu yéen kaay bi nee nañu Aminata Touré ak Macky Sall toog nañu ko ci kër Macky Sall ga ca Mermoz di ko waxtaan journal bi nañu dem dikk li waral gise beeg waxtaan wu yàgg woowee élection locale yi ñu dëtmal ci local yooyee ba tey ak journal Source A mi bind ne ñi ci kujje politique gi pexe yi ñu doon nas mu di fexe booloo bokk ànd taxawal ngandi maami coalition ngir demee ko ci élection locale yi yëf yi mi ngi ci yoon li ñuy seet moo di nan la ñu mën a def ba am benn liste rekk ci Sénégal gi yëpp waa kër Abdoulaye Wade yi nag mu di waa Parti démocratique Sénégal ñoom yitte la ñu ci def yéenekaay bi dañu te nag fu ci mel ne ca Mbàkke foofee moom nooy na nepp daanaka sotti na ba pare ndax lu mat fukki parti politique ak ñaar déggoo nañu ci taxawal benn liste ci parti yooyee mën nañ cee lim bokk gis-gis Pastef Parti démocratique Sénégal gëm sa bopp taxawu Sénégal grand parti ak yeneeni parti ca département bu Bakel moom foofee fa la way wa daano ndax ca commune bu Diawara ñafara ci opposition bi juboo nañu xaat ci ki ñu war a def tête de liste électorale bi ñuy wax ne dañuy def révision bi fukki fan ak juróom ci weeru juin journal L'As mi ngi ñuy xamal ne xibaar boobee wérul bi ñu ci jokkoo ak Maham Ka chargé communication bu ministère intérieur li mu leen wax moo di xibaar boobee ni ko ñëpp gisee ñu it noonee la ñu ko gisee xamuñu ñu koy wax ana fan la ñu ko jëlee ñu jël La Tribune mi xëy di ñu tegal ci xëta mu njëkk ni parti socialiste faatoo te kenn faatu ko ku dul Macky Sall ci nan ak ci naka la Macky Sall sookee faatu parti socialiste journal bi mi ngi ñu koy leeralal nee nañu bokk na ci kàngami parti socialiste yi nekk ci perte de vitesse boole ci kit ñu bari ci ñoom seen influence ci wàllu politique bi dafa wàññeeku Macky Sall ak li mu ne local yi déwén yi bu ci kenn dem ak liste parallèle na ñëpp ànd ci Benno Bokk Yaakaar Walf Quotidien nee nañu ndigalam loolee am na ci gaay mi ñu ko tàmbalee xët xaat Serigne Thiam di jàngalekat ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nii ci xët mu njëkk Walf Quotidien guddal mbayum noonu rekk lay doon waaye liste parallèle moom il faut que dina am ci biir Benno Bokk Yaakaar journal L'Info nañu li tax sax mbiri naqare réglé moo di moom Macky Sall ñi ko sës rëkk ñoo ko dëkkee rëkk gaay yi APR yi ñoo ko njëkk a fooyooyal ñoo njëkk a xëtt ndigalam bennoo gi muy woote dafa mel ne ci noppi tëx la tàbbi boole ceekit kurpañ yi mu ci njëkk a jële fa ñu ko xaarul woon fa la jóge Moussa Sarr bu LD di ñu wax ci xët mu njëkk journal bi ne bu ñu bëggee yëpp dox suñu partenaires yi APR yi ñoo war a joxe le bon exemple ki njëkk a xëtt ndigal li ba ñu ràññee ko ci lool di Adama Faye waa ji di Lat Diop directeur général bu LONASE responsable politique APR ci Guédiawaye tegaat na ko ci àndam moom Adama Faye tontu lu saf sàpp kàddu yu wex xat la Lat Diop gàll ci kaw Adama Faye yëral xët mu njëkk Les Échos Lat Diop nee na yaa war a wax yaa ñu saf warut a tax kenn di wax lu mu xamul yenn kàddu yu ñaaw yi mënoon naa jóge fu nekk jëm ci Macky Sall ba mu des ci moom Adama Faye ndax ko ëmb sa sutura nga war a mën a ëmb kersam yenn yi bu la ko liberté mayee sax ngor a gore ak nite waru la ko may Vox Populi nañu Adama Faye mi doon sàllaw lu Macky Sall Lat Diop dal na ci kawam bu baax li bonte ñu koy dund ci réseaux sociaux yi la Sénégal ne nañu état bu Sénégal mi ngi ciy waajal ay matuwaay yu rëy démb ci teewaayu Yankhoba Diattara ministre économie numérique ak télécommunication tàmbali nañu ndajem ñetti fan boo xam ne la ñu cey waxtaane moo di nees si def ba jëf yu ñaaw yu ñuy dund ci réseaux sociaux yi ñu jële ko fi dakkal ko ci réew mi moom ministre Yankhoba Diattara laas ne nañu ca ndajama leeral na fa ne li ñuy def ak di ci liggéey amul dara lu mu yàq ci liberté d'expression doomu aadama ministre de la République beneen ci la Sénégal mu di Pape Amadou Ndiaye ministre artisanat transformation du secteur informel yéenekaay bi nañu am ndaje la woote woon ci université Iba Der Thiam bu Kees dajale fa ay ndaw yu bari doon waxtaan ak ñoom ci wàllu emploi des jeunes foofee fa la yëglee moom ministre artisanat ak transformation secteur informel projet bu fukki milliards bu jëm ci defar ay tenue scolaire li nar a leer léegi l'observateur nee nañu moo di mbiri Dieynaba Traoré mu di xale bu jigéen bi ñu fekkoon mu faatu bu yàggul ca filao yi ca Tivaouane Peulh yéenekaay bi wax nañu ne ñaari téléphone yi mu yoroon dox nañu ba fekk leen ci ay vigile yu nekk ca Maris lise ko dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkkam ba dolli ñu ci sax ne moom dem si yàlla Dieynaba Traoré démb lañu ko denc ci armeel yu Yoff non naxanuñu dañ jàpp ne dañu nax xëy na waaye naxanuñu Babacar ndax kenn mënu noo ndax ñu ñooy liggéey kër gi ñooy les créateurs de richesse kenn mënu noo ndax kenn mënu bedd ci kër gi kenn mënu noo bedd ci kër gi waa Sen'Eau bu ñu jàppee ne ñoom dañ fi am nijaay ba bëgg fi def laka sudul noonu ci kër ci Sénégal bi ñun am nañ fi bàyyi mooy njiitu réew mi mooy le père de la nation moom la ñuy interpeller directement parce que entreprise bi yu fi nekk di def ñemewu ko def fa mu jóge nga ñëw fekk ñuy ay agent yu cotiser am seen fonds commun de placement di fa cotiser nga téye cotisation yooyu ba mu toll tey 200 quelques millions reversé wu la ko fa nga ko reversé ñu bind la di laaj remboursement nga bañ yóbbu naa leen inspection du travail cotiser fan sécurité sociale ak IPRES. déedéet du yooyu fonds commun de placement boobu. ah d'accord seen action yi. waaw nga dagg nu suñu xaalis xamuñu foo koy def ni liggéey ki xamuñu liggéey xamuñu dara. ana 200 millions yooyu. mu ngi mu téye ba nii dama leen yóbbu ci kalaame encore
bu bokkul ak bii ñu leen yóbboo démbati directeur général du travail yóbbuwaat naa fa lettre clamée le 3 juin bii. ñoom ñëwoon nañ dem ci ndaje mi illégale de rembourse de cotisation. direction générale. bu SNO ñëwoon nañ dem ci ndaje ma. ñëw leen DRHT bi moo leen fa représenté woon waaye tey comme dañoo am conseil des délégués am assemblée générale ñu ne woon day jox primeur délégué yi bu ñu ñëwee ñu waxtaan ak ñoom ba pare def assemblée générale xamal personnel bi yëpp lu ñu fa jëlee. mais boobu ba léegi bi ngeen tàmbalee ñaxtu ba léegi seen i waxtaan ak direction bi xam ne amoon ay négociation fu ngeen ci toll ak lan moo waral ba juboo amagul. tollul fenn moo taxoon ñu ràngoo ay brassard rouge ba fa Serigne Mbaye Thiam doon ñëw keroog dafa tombé ñu am doon déroulé suñu plan d'action mu fay ñëw ñu ràngoo suñu ay brassard rouge ba nga ko suñu naxar ba léegi nii. kenn yeeyul yàbb ci. ba ngeen ko tàllalee loxo daa romb dem. taxaw daf ñu tàllal loxo dem yoonam. kenn yeeyul yàbb ci ba sànq ba léegi ci réew mi léegi bàyyi nag ba luy xew-xew ku nekk jug di magum xamoon naa ko magum waxoon naa ko parce que grève ba mu méttee ba métti ku ne gisoon nañ la nga ñëw teew muy dialogue social dégguñu leen benn yoon ñu ŋàng ci suñu dossier. muy centrale syndicale yu mag a mag yi bu ma bokk muy giro ak bu élimaana yooyu yëpp de façon officielle kenn déggul kenn ŋàng ci may remercier di fi professionnel di remercier am na ay bonne volonté yoo xam ne ñu ciy dox di ñu woo ay association de consuméristes ñu ñuy woo di bëgg xam lu ci xew ak yooyu noonu mais lu may gën a naqarlu nag mooy sunu cadre yi nga xam ne ñoo nekk sunu entreprise ndax jàpp naa ne bu fekkee ne yow da nga nekk personne intermédiaire ci diggante employé yu ñu suuf yow nga nekk ci diggu doom bi ak direction bi bu yi mel di xew yow bokk nga ci ñu war a garantir paix sociale bi kenn déggu leen de façon officielle ñu yéey ci yàbbi ci mu mel ni daal ñun dañu bàyyi suñu bopp rek dañu bàyyi suñu bopp di ñu seetaan 2019 ni leen doon def ba mu indi fi ay loraange ci askan bi xëy na bii tollooguñu foo xamante ne dañuy wala utiliser nga xamante ne ndox bi parce que ku nekk ci li ko yor moom mooy sa arme tollooguñu foofu ndax concerné wul askan bi en interne la on préfère garder ça en interne xeex ko suñu biir. mais leen tam leer na mooy. askanu Sénégal moom muy SDO CNO. ndox lañ bëgg te léeg-léeg mu jafe leen te naam kilifa yi nee ñu Kër Massar 3 usine boobu Kër Momar Sarr tàmbale naa xelli ci Ndakaaru ak fi tiw yi jaar. waaye ba léegi jafe-jafe yi ñu ngi koy nemmeeku ci yenn bërëb yi est-ce que yëg ngeen loolu itam ne nit ñi SDO ak CNO lañ yemale ba léegi yëf yaa ngi jafe. waa jaadu na nag ndax démarrage usine xam nga boo ko waxee ne usine du ñu tëb rek injecté ndox bi mu dugg ci réseau bi di ñëw dafay am ay conséquences donc foog ñu maîtriser ko bu baax a baax di ko dugal ndànk-ndànk muy ñëw ndax doole yu ndox ñëpp xam nañ ko donc doo ñëw rek dugal ko ci biir tuyau yi mën naa mu toj ko créer ay fuite. donc puisque fuite yi moom baaxul ci réseau day tere client bi du jot ndox parce que bu fekkee tuyau bi dafa toj tuyau yu mag yi bu tojee ndox bi du yegg donc foog ñu koy injecté ndànk bu mu miin tuyau yi ñu koy def par de façon cadencée et mesurée ci loolu lañ nekk vraiment ci boobu moom nguur gi def na ci ay jéego ak direction générale CNO def na ci jéego bu baax ndax mettre nañ en service usine bi te boo xoolee ay quartiers yu ci bëri ci ay Dakar nga xamante ne ay ñaari tali yi nga xam ne ndox bi dafa doon ñàkk bu baax a baax muy gën di wàññeeku à la longue nag fii ak le temps xam naa ne dina gën a dem mais ñun travailleurs liggéeykat ñu ngi liggéey li ngi def lu ñu war boo demee ci kaay usines yi ña fa nekk yéen SDE gi ngeen nekkoon ak CNO gi ñëw gu leen ci gënal kiif ñoo yem ci mbon ñoo yem kiif léegi yéen ci wàllum xeex bi fi mu toll nii lan ngeen nasa def ci xeex bi ngeen sumb xam nga ak seen direction booy xeex tamit dafa am yoon ndax ci milieu professionnel du tëb rek nga jot ak diw rek di xeex ak moom da nga koy jaarale ci yoon ñun fépp nag jaar nañ fa dem nañ table de négociation déggoowuñu ñu dem yóbbu leen direction générale du travail loolu lépp ci ut dialogue parce que mënoon nañ ko def bu yàgg parce que ay négociations yu démarré 1 an ba léegi ëpp na enveloppe de reclassement ba war a fay janvier ba léegi nii fayloo ko boobu léegi ñuy toog nag di waxtaan ba nga xamee nag gis nañ ne waxtaan bi jurul dara ci leen yóbbu inspection du travail directeur général du travail démb dem nañ fa am nañ benn jéego war nañ amaat beneen jéego bu ñu fa doxaat beneen rendez-vous delluwaat fa lépp ci suñu bëgg waxtaan parce que xam nañ lu ñu yor xam nañ askan mi soxal bu mu leen soxal donc doo yor lu stratégique noonu di ko foowee wala di ko caaxaane lépp ci bëgg waxtaan ak bëgg diisoo suñu tutelle dégg ñu yéey ci yàbbi ci nguuru Sénégal dégg ñu yéey ci yàbbi ci ni leen seetaane woon ba 2019 affaire yi xew après nag lépp jóg ku nekk jóg di bëgg fay affaire bi bu am problème il a fallu que Macky jël fi décret bu extraordinaire décision générale
lu musul am ci milieu professionnel milieu loolu il a fallu reprendre un autre décret d'abrogation donc mu ngi noonu te bëgg ñu yegg yooyu vraiment ci yooyu dañu bëgg ñun dialogue toog waxtaan suñu àq nga delloo ñu ko liggéey bi mën dem paix sociale bi ñu garantir ko te loolu la ñuy dox te loolu leen bëgg moo tax ñuy dem di sabablu pour ku ñu àttee ku ñu gindi waaye bu loolu amulee nag dañuy delloo buum sa booy ba rek tey jii nag travailleurs yi ñoo la mu leen jox seen kàddu tey bu defee suñu conseil des délégués dinañ leen woote assemblée générale bu ñëwee ñoom ñooy war a wax ñun fan lañ jëm te fu ñu wax ne fa leen jëm rek bu soobee yàlla leen fa jëmee. Sen'Eau xam nañ ni Suez nekk ca France moo ko moom. Suez googu gis nañ ni dafa bëgg lëkkaloog Veolia ngir former groupe bu mag. di yëngu ci li ñuy yëngu ak yeneen. yéen loolu am ngeen ci njort mu am njeexital ci Sen'Eau gi fii ci Sénégal am déet. xanaa di ko yëy dégg ci ay weewu nag rek ne ko Veolia moo bëgg jënd Suez rek nangam waaye ñun c'est que ñi fi nekk nii ñooñu amalul benn njëriñ bu nu mën a yëg amaloonu benn changement parce que yaakaar naa ne ñoom ñoo faroon def lu gën les yeux man sama xel dalul ci loolu bu ko Veolia jëndee bu ko ku mu munti doon jëndee ñii fi nekk daal di ay doxandeem ci réew mi di fi def naka sul noonu buñ fi gënee am doole bu na gënee am doole tamit bu ñëwee ñun dañuy nar a ndoot rek parce que man loolu laa jàpp boo mën a ñëw lu mel ni ay cotisation ngay téye te ñemoo la ko def sa dëkk nañ wax ne dëgg. mais ci négociation lañ leen wax ne moo tax ñu téye cotisation yooyu xëy na jox nañ leen ci explication bi ngeen ko tegee ci table yi lu leen expliqué. man mii dama bind directeur général bi parce que dama kii woon pétition de 400 et quelques personnes ñu doon demander seen remboursement comme pendant 1 an et quelque nga téye xaalis yu ni reversé loo ko c'est un manque à gagner FCP xam nga foo commun de placement da nga natt la rek tontine la ba ma fa versé lu mais kenn du considéré te bokk naa ci natt boobu bénéfice muy généré du ma ci bokkati daa yow détruire nga sama bien bu ma fekk loolu ma am ko un acquis que j'ai créé depuis 2011 nga fekk maag moom nga bloqué samay négociation quelle que soit la raison c'est un acquis da nga war a jël xaalis bi reversé ko yow sa yoon newul ci loolu da nga war a ñëw di jël xaalis bi reversé ko ñun bu naa amee jafe-jafe ñu dem ak SDE waaye du yow yaay ñëw créé ñu problème bi yooyu ba pare téye suñu xaalis reversé wuloo ko man njort sax ne da ngay liggéey xëy na parce que boo reversé woon xaalis ne ma même boo ko tëjee ci compte muy nelaw sax day jur kon am na ku muy jëriñ forcément ma yóbbu leen ci yoon nag ba bu dëgg balaa boobu jaar naa fépp fu ma doon jaar dem naa ci directeur général audience ñu waxtu ma ne ko delloo ñu seen xaalis mu ne ma minorité ngeen ma ne ko man ma yóbbu leen inspection du travail bu mu fa jógee tribunal du travail laa jëm jël suñu avocat parce que ñun kenn duñu noot suñu réew fii Sénégal la réewu démocratie la dëkku yoon la dégg naa ne ñoom de fu nu dem rek am nañ fa ay problème yu mel ni ñoom waa Suez yi fu nu mënti dem ci ay yeneen dëkk am nañ fa ay jafe-jafe yu mel ni façon yu mel ni pour lan loolu. léegi ñu delluwaat ci askan bi jeexale foofu. waaw yaa ngi naan usine Kër Momar Sarr bi yéen a ngi koy def ndànk-ndànk muy ñëw. waaw ba léegi moom pression yi boo dëkkee ci premier étage rek commencé am jafe-jafe bu weesoo loolu qualité bi. ndox mi xomaak mi génn ci robinet yi moom. loolu moom kañ lay dakk. Babacar man de ci ndox boobu lay naan sama njaboot ci ndox boobu lay naan ba ma commencé liggéey ISE 2003 ba léegi ba ma juddoo ba léegi sax laay wax ba léegi ci ndox boobu lay naan 2003 ba léegi ci ndox boobu lay naan parce que nag ñun dañoo am laboratoire bu mag a mag pour certifier ndox bi dañ koy traité nu mu waree ñemewuñu. loolu moom xam naa da nga ñu koy naxee rek. non naxee ma la ko sañu ma la ko naxee ci lay naan sañu ma la ko naxee ci lay naan ci sama njaboot ci lay naan xalaatuñu ñun jël ndox boobu noonu di ko jàllale noonu te une eau bactériologiquement saine. ak xomaagaay bi. noonu ngeen koy naanee. ak xomaagaay bi noonu ngeen koy naanee. xomaagaay ban. mu xel mel ni si xaw. non déglu ma ndox bi laa wax dañ koy traité dugal ko ci tuyau yi. lu ko tax a doon sexew looloo ñu jaaxal. non lu ko tax a doon sexew est-ce que FEPA am sexew est-ce que FEPA am sexew est-ce que du ci tuyau. est-ce que jaadu na robinet di xel li ndox mi xomaag ñu naan nit ñi jëfandikoo leen ko dara newu ci. dara newu ci ndox bi bactériellement saine laa la wax nii ndox bi ñun dañ koy seet dañ koy contrôler. nit ñi buñ ko rootee dañ koy nëxal ba noppi doo ko mën a naan xam nga loolu itam jaaduwul. non nëxal da nit ñi ndoxaluñu ndox bi di ko soog a naan ma ne la ndox bi laa la wax nii Babacar ndox bi yemb na baax na qualité bu ci war yëpp def nañ ko ci
lépp lu ci war ci saytu laa wax ni nemoon ko ci réew mi. émission bi jeex na xam naa bu ñu noppee nan la xelal ci robinet bi testé la. mën naan léegi ay ca bismillah jërëjëf Mouhamadou Rassoul Mbaye délégué personnel Sen'Eau jërëjëf Alaaj Ndiogu ziar Cheikh ak ñi mu àndal ñu yendu ak jàmm. Avec Soumari, teranga bu ànd ak bànneex du 31 mai au 14 juin, venez profiter de la promotion 2X ci prix yu yomb. Tecnocamon 17 128 Go et 4 Go de RAM à 88 000 francs. Tecnocamon 17P 128 Go et 6 Go de RAM à 109 900 francs. Pack de 2 ventilateurs Yahanal 16 pouces à 15 000 francs. Ordinateur Asus 15.6 pouces 1000 Go à 199 000 francs. Ordinateur HP 14 pouces 1000 Go à 207 000 francs. AirPods Huawei FreeBuds 3i à 64 000 francs. AirPods Huawei FreeBuds Pro à 84 000 francs. Montre Huawei GT2 Pro à 145 000 francs. bu leen ko kenn nettali dem leen gaaw ci suñu showroom bi nekk Parcelles rond-point Case bi 2 voies Cambérène sa gauche wala suñu showroom bi nekk Bourguiba en face la banque ACEP wala ci avenue Lamine Gueye immeuble Pyramide à côté station Shell 3e étage mën nga commander ci www.soumari.com wala nga wooñu ci 33 842 25 05 33 855 55 00 70 848 99 65 ñu livrer le ko ci 4 heures ak soumari.com jaay lu yomb saa su ne te wóor. Vous avez besoin de caution sur des marchés publics ou privés? Adressez-vous à la SONAC. La SONAC SA vous accompagne dans l'obtention et la réalisation de tous vos contrats en délivrant tout type de garantie. Caution de soumission, caution d'avance de démarrage, caution de bonne exécution, caution de retenue de garantie, caution définitive, assurance décennale, tout risque chantier et responsabilité civile. Pour plus d'informations, appelez vite au 33 889 82 10 ou rendez-vous sur www.sonac.sn. La Sonac SA, membre du groupe Sonam Assurance, votre partenaire pour toute forme de garantie. Entreprise régie par le code CIMA. RFM Matin. RFM Matin. Émission Billet au Sénégal. RFM Matin 8h jot ba tegal El Hadj Assane Gueye yegsi na ci xabaar yi ci wolof ci gàttal asalaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam Hadj Babacar maa ngi lay ziar nuyu ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak MFDC bu Casamance la mu ñaawlu ñu ne armée beeg doole ja muy jëfandikoo ca bët gànnaar bu Sénégal bu nu sañoon ñu daal di dakkal bombardé gi ngir ñu ne may bànqaas yi MFDC yi noppi waxtaan ñu wéyal lu ni mel ak nguur gi wàllu xibaar bokk na ca jàngoro ji ne ju yéeme la ju feeñ ca Kayar ginnaaw yi gëstu yu kër docteur la ca feeñ bokk na ca virus ki bactérie yu tukkee ci ñàkk ak selluk jëfandikoo xéewal ci quai de pêche ba fa ca Kayar wàllu xibaar bokk na ci juróom-ñetti tonnes yi cannabis di xeetu sinébar bu nu teg loxo marine nationale def lu ni mel marchandise bu bon boobe ñu fekk ci bateau pavillon togolais jàppee ko ci waax yi nga xamante ni ñooy yu Afrique sowu jant diggam waax yooyu ñu ko jàppee bateau bi ak Ndakaaru toll ci téeméer ak ñeent fukki kilomètres juróom-ñaar ci équipage ba di yoroon ndaw lu mu bateau bi teg nañ leen loxo ci technique bi Abdoulaye Diop. ñu tàmbalee gis-gis bi nga xamante ni mouvement force démocratique bu Casamance MFDC am na ko ginnaaw opération yi jëm ci yokk kaaraange ngir askan wa ci bët Saalum Sénégal l'armée bi mu ngi ko jógtee waaye ñi nga xamante ni ñooy waa César Atoute Badiate ñoom danoo ñaaw lu ñu ne fitna gi yooyu opération àndal ca bunu sañoon l'armée bi dakkal lu ni mel ngir bànqaas yi noppi ngir yi waxtaan def lu ni mel Edmond Bora la ñu ci àndal ak Lamine Ba. que ñuy wut pour toog ak moom ci table négociation muy président de la république. defe naa d'accordul su doon d'accord na du woon yóbbu armée bi ci àll bi. bu dee dem kaa mën a xelal na bàyyi muy def. fekkente ne moom mën na loolu fekkente ne moom bëgg naa ko. ñu ngi daje. bu dee dem kaa mën a xelal na bàyyi muy def. fekkente ne moom mën na loolu fekkente ne moom bëgg naa ko. ñu ngi dajale nit ñi. ñu ngi ci dajale nit ñi pour la négociation. waaw ci boobu dajale la ñu ne. sunu paree xëy na moom mu pare ñu dem toog. yëpp wusi nañu ñëpp wusi nañu ñëpp a ngi fii kon dara desut moom mu pare pour ñu dem à ci table de négociation. loolu lañ ko ñaan. léegi ci moom la des nañ ko ñaan loolu.
lu jëm ci wàllu maintien de l'ordre ngir kaaraange askanu Sénégal mbébét a ngi jëm ci daal di recruter ay policiers volontaires ci lu yàggatul fii ci mim réew corps boobee ñeel wàllu kon volontariat ci xeex ak ñàkkum kaaraange lu toll ci 3 junni ci volontaire daan leen ci jël contrat juróomi at leeral li Pape Bes Diba. police nationale jëm ci dugal ci biiram ay volontaire police am na ab document boo xam ne jot nañ ko ñu jagleel document boobu directeur général de la police moom moo xàll yoonu création wu corps policier yu bees yooyu le document bi di wax ne personnel bu bees boobu la nag ñoom seen statut arrêté ministère de l'intérieur moom moo koy fixé waaye la mu leeral mooy contrat wu juróomi at la ñuy am mu mel ni nuroo na lool ak modalité yi nga xam ne ni ci la ñu créé corps gendarme adjoint volontaire bi nga xam ne ni kon am na ci biir gendarmerie document bu police bi nag leeral na ne kon lu toll ci 3 junni PV di policier volontaire la ñuy recruter ci contrat wu juróomi at niñ ko taxawalee nag nii la ci 2 at yu njëkk yi policier volontaire premier échelon moom la ñuy nekk ci 2 at yu mujj yi ñu di ay policier volontaire 2e échelon suñu jeexalee nag seeni juróomi at yi contrat yi mën nañ leen a intégrer ci corps sous-officier subalterne yi le ci 2 junni yi nag niñ ko répartiré nii la 1 ak 4 téeméer ñiy def service militaire 1 ak 2 téeméer di ndaw yi musul def service militaire ak 2 téeméer yoo xam ne dañ ko jagleel jigéen ñi. jërëjëf Pape Bes Diba ci yooyu leeral jëm ci wàllu kon ay volontaire ci wàllu police gunu fas yéene recruter 2 junni ci ñoom di rëb juróom ci at ngir yokk xeex bi ak wàllu ñàkkum karange ci askan bi ak sisir ci wàllu yoon ñeel ab drogue bu newoon ci bateau boo xamante ni mu ngi doon def pavillon togolais doon dawee kon mandarga gu ni mel ñu teg ko loxo ci waaxu Afrique sowu jant fa nu ko jàppee ci biir géej nag diggam ak Ndakaaru ngi toll ci 140 kilomètres marine nationale def lu ni mel juróom-ñaar ci équipage ba teg nañ leen loxo ni nu ko waxee boobu bateau juróom-ñetti tonnes cannabis nga ca woon leeral li Amadou Sabax Ba. bateau Associs bi du mujjee yegg ca porub Abidjan ci fukki fan ak 3 ci weerum juin comme nañu ko bëggee woon li ko waral mooy marine sénégalaise moo ca teg loxo ci week-end bii ñu génn juróom-ñetti tonnes la ñu fekk ci boobile bateau ginnaaw ba ñu amalee xayma bi ci dimanche juróom-benn fan ci weerum juin ci base navale bu Ndakaaru torog bu bari boobu nag ñi ngi ko defoon ci 2 téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti sac bu ñu sukkandikoo ci communiqué bu direction de l'information des relations publiques bu armée bateau boobu yeboon drogue bu bari boobu ab cargo la ñu koy woowee Associs jotoon na jaar ca port bu Nouadhibou ak bu Safi nekk ca Maroc waaye bi mu agsee ci waaxi Sénégal la ko marine bi teg loxo ba tax rek du mujjee yegg fa nga xam ne mooy port bu Abidjan drogue bu bari bii ñu jàpp fii ci Sénégal day ñëw di dolli ci fukk ak juróom-ñaari tonnes yu ñu jàppoon ci Niger ak juróomi tonnes yu ñu jàppoon ca Mali ci diggante weeru mars jàpp weeru mai ci at wi ñu nekk di 2021. jërëjëf Sabax ñu waxtaanee wér-gu-yaram ak la woon ca Kayaar ne jàngoro ju yéeme lool kër docteur mujj feeñal li ko waral ak fa mu tukkee jàngoro joojee ci wàllum ñàkk cet ci gàttal ci ak jëfandiku di xéewal tukkee ci du ñàkk quai de pêche ba fa moo waral lu ni mel waral it mu jàppoon fa 200 ci doomu aadama caar gu métti Malick Badiane la ñu ci àndal Malick Badiane mooy médecin chef district sanitaire bu Pout ñu teewlu ko Hadj Seydou Nourou Ba. maladie bi amul lenn lu ci mystérieux donc fii Sénégal am na lu ñuy wax système de surveillance mooy tax bu ñu gisee phénomène bi nga xam ne dafa nekk phénomène bi bu ñu tàmmul gis ci benn endroit quel que soit mu nekk benn fer wala dara mu am multiplication bi nga xam ne xaaruñu ko donc dañuy déclencher le système de surveillance donc koy njëkk a wane et puis dañuy permettre ñu entendre benn processus boobu nag moom mooy permettre ñu mën def ay prélèvement donc prélèvement yi ñu def ci ndox mi par rapport ak maladie bi nga xam ne moo am Kayar prélèvement ndox mi joxewul dara maintenant sel yi nga xam ni mooy gannaaw kër yi nga xam ne moom lañ jël ci maladie permettre nañu isoler virus ak ay bactéries yi nga xam ni moom lañ jaakaar ni moom lañ jàpp ne moom mooy origine feebar boobu te lu mën a nekk la parce que coïncide na ak symptomatologie. donc ngeen jàpp ne xëy na lekk yi foofu ñoo ko mën a waral. foofu la hygiène bi la ñu jàpp ni fa la war a mën a jógee donc hygiène alimentaire bi donc alimentation de marché yi nga xam day nekk ci marché yi ak ci quai de pêche. donc ci cargo di ko maanaam jaaykatu mbaar yi lekk yi foofu. waaw en tout cas parce que foofu dañu jàpp que ni des fois lekk yi aussi ni ñu koy bëgg mu set bi. nit ñi duñ ko du demee noonu. boole ceeg relation yi nga xam ne aussi am nañ ko ci par rapport ak pathologie yi nga xam ne moom la ñu moom muy raxasu loxo yi. di raxasu loxo yi boo dugg sa kër booy génn kër boo génnee ci toilette yi. ak chaque fois boo duggee sa kër. wala même boo dugg sa kër à chaque fois de temps en temps ngay raxas sa loxo.
war nga utiliser gel hydroalcoolique donc yooyu dana tax aussi loolu ñàkk def loolu dana waral des fois maladie yu demee ni di am ci yenn gox yi. ñu des ak wàllu wér-gu-yaram ak campagne bi jëm ci li nga xamante ni mooy xeex ak jàngoro yi bawoo ci ak xewlu di lekk gu bon lu ci bari ci ceetlu organisation mondiale de la santé ne ay nit ñu faatu bokk na ca lekk gu bon maanaam daal bu nu ko tegoon ci anami sell yi war xëy na moytu gi ci lim boobee takku lool ci ñiy faatu ak wàññi ko am ci moo waral ndaje mi ci Ndakaaru ngir ay tëralin ngir ak jubbanti Ndeye Mour Sembène. Déclare officiellement lancée la 3e édition de la journée internationale de la sécurité des aliments. bàkk ba jib na bu ñu sukkandikoo si kii teewal OMS fii si Sénégal jàngoro yi nga xamante ne lekk yi lañ koy jëlee moo sabab ñu bëri di ñàkk seen bakken. chaque année dans le. at bu jot ci àdduna wërngal képp ñu bëri dañuy amee biir bi daw 86 000 ci ay tout tànk dinañu ñàkk seen bakkan 600 millions dinañu am ay feebar yu bàyyeekoo ci ñam ñuy lekk te ñi seen loxo jotul seen ginnaaw ñoo ci gën a lor. ki jiite cabinet bu ministère de la santé moom mu ngi xamle ni am na ab stratégie buñ teg ngir gën a mën a saytu jàngoro yooyee Alphonse Thiaw. li des pour ñu def ko bari na bokk na si ñu teg ay système ngir saytu jàngoro yi bàyyeekoo ci ñam yi waaye itam xoolaat gën a ñaax ñi nga xamante ne ñoo ñooy faral di ko jëfandik naka noonu itam. bariwaayu marché yi moo waral yombute ñam yooyee ngir gën ko saytu ñu ngi teg lu ñu duppee marché santé. c'est en vue d'améliorer la. dañ koo teg ngir améliorer ñam yi jëfandikoo te ñu koy jaay ci marché yi amuñu modèle marché bu ñu bëgg. waaye acteurs yi ñooy wane lu ñu bëgg ngir génn si. différents acteurs du marché. bile moo nekk ñetteelu bés ñu jagleel ko sécurité alimentaire atum ren bi nag thème bi moo des aliments sains pour un avenir sain maanaam lekk bu jaar yoon ngir dundin gu jaar yoon. jërëjëf Ndeye mu ñu dem ba Touba Mbacké diwaan gu tedd gi ak ndaje ñeel wàllu réeroo suuf yi nga xamante ni yitteel na lool kilifa yi tedd di diwaan ga moo waral porte parole xalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadr daje ceeg chef de village yi diwaan ga ngir waxtaane lu ni mel di réeroo yi ñeel wàllum suuf soxna Marème Diop. coowal suuf ñu koy nemmeeku bis bu yàlla sàkk fii ci diwaan bu Touba loolee jaaxal lool kilifay dëkk bi lu nu mel tax porte parole bu xalifa général des Mourides di Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr woo chef de village yi nekk fii ci diwaan bu Touba ngir ñu waxtaanee lu nu mel ñaaxaat leen ñu moytandiku wàllu woowee. coowal suuf yi bari na ci dëkk bi boo demoon tribunal Mbacké wala Njaaréem boo laajee la ci ëpp coowi suuf la loolu nag xëy na dëkk yi ni mu bindoo nekk benn titre foncier moo ko indi waaye faw ñi defaat ci yitte ñu seet nuñ ko gën a nose waaye dangay gis genn kër ñetti borom moom ko mu lënt am na ci quartier yoo xam ne coow yu suuf yi dafa bëri ba ëpp am na ci quartier yoo xam ne faaw ñu wët lu ma juróom-ñaari ñu saytuwaat ko xool ko recensé waat ko tegaat ko ci yoon ba lenn lu nekk ko moom ñoo xam ne kii ko moom waaye jàppante kalaamante yi ci biir njaboot gi lépp di lenn jëkko rafetut ab bàyyeeku itamit ñu nemmeeku ko ci tere yi nga xam ne xalifa général des Mourides def na ko xaatim li mu bëgg ci dëkkam bi loolee tax Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr itamit di woowaat kenn ku ci nekk nga jël mbir mi def ko sa yëfi bopp sàmmonte ak lu ni mel. Cheikh Mouhamadou Mountakha joxoon na ndigal daayira Safiyantu Amaan ci ndigalul Serigne Modou Lo Ngambo ci ay tere yu bari ci dëkk bi nit ñi saa su ndigal yàgg rek dañuy jàpp ne waratu leen kon ñoom itam ñu ngi leen ci soññu waaye délégué de quartier yi dañ leen ci jàppale rawatina football bi bari na ci dëkk bi football bi kenn mënut a jaar fenn da ngay am kersa sax te lépp lu ñu mën ci tere ko ci biir quartier yi ñëw di ko def sous préfet nga jàppale leen ci am na lu xew ci dëkk bi loo xam ne naqari na sëriñ bi mooy ñi jël ay këlbu ay dawkat mu tasaaroo ñu tàmbale di garde loolu du aaday dëkk bi. ab commission dinañ ko samp waaye itamit di faral di amal ay ndaje ngir topp lii nga xam ne mooy digle yu xalifa général des Mourides Marema Diop fii ci Touba RFM. jërëjëf Marema ak cellal ñeel méccam tasam xibaar ci réew mi bokk na ci lu jëm ci carte yu bees yi ci fànn woowee carte nationale de presse fanweer ak juróom-ñaar yu bees yu numérisé defar nañu ko ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn dossier kon yooyee carte yu njëkk ya fanweer ak juróom-ñaar ya commission bi yittewoo ceddaleem yooyu carte nationale de presse di sàkku nag ci kilifa yi ak taxaw ak gunge ci wàllu budget ngir ñoom it mën a wàccoog liggéey bi ñu leen sas ci fànn woowee Papa Balla Gueye. Dans la saisie de votre carte professionnelle.
bokk nañ ci ñi njëkk a jot carte nationale de presse bu bees bi nga xamante ne moom la ñu fas yéene jëfandikoo mu doon lu ëpp fanweer yoo xam ne moom la ñu jot a defar ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci dossier yoo xam ne jot nañu ko njiital commission bi di xamle ne am na ci lu tolloog juróom-ñett fukk ak ñeent yoo xam ne ci ayu bés yi ñu dëgmal daanu ko daal di saytu. juróom fukki dossier ak ñaar yu nga xamante ne validé woon nañ ko mais comme loi bi def na bu ñu validé pare il faut que ñu am saytu bu nga xamante ne dañ ko war def mooy vérification bañ ko defee am na ñeneen ñu nga xamante ne dañ leen dem ñu recalé waat leen donc finalement ñu retenir 37 dossiers muy fanweeri dossier ak juróom-ñaar am na yeneen yu nga xamante ne nag war nañ ko examiner waat muy le 15 juin bii di ñëw. waxtu woowee sax jëwriñ ji ñu dénk wàllum aada ak cosaan ak communication Abdoulaye Diop di woo ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum tasum xibaar ngir ñu daal di fexe daal di wut ñoom itam seen carte nationale bu presse bile waaye itam fexe bokk ci ñi nga xam ñoo ci nar a jëriñoo. di encourager nit ñi ñu dem inscrire parce qu'il est important que dina egg moment boo xam ne ñu képp koo xam ne mu ngi liggéey ci biiru presse bi war na am carte bu ñu koy identifier boo xam ne moo koy jox avantage am ak obligation. lépp benn at goo xam ne ñu ngi liggéey te kenn fayu leen dara commission bi nag di xamle ne jot nañu daal di leen di jox ab budget ngir ñu daal di mën a wóyal seen ab liggéey. mais léegi nag ñu ngi dem ci li ñuy woowee phase opérationnelle parce que dañu war a recueillir ay dossiers dañu war a éditer ay cartes xam nga dafa am lu nga xamante ne moom lay laaj comme budget moo tax nag ñu demander à ce que ministre bi mu jàppale ñu pour que budget boobu mën a yemb. daal di fexe seetali lépp lu jëm ci wàllum liggéeyum tasum xibaar ci biir réew mi doon loo xam ne moom la ñu daal di nas ñi di kilifa yi ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci commission bi ñu ngi rafetlu bu baax a baax jéego yi nga xamante ne jot nañu ko tegagum. tàggat yaram ñu dalal Youssouf Bodian maa ngi lay ziar Youssouf. ñu delloo ziar Hadj Sall. ñu tàmbalee football bi ak match xarito Sénégal Cap Vert bu ngoonee. bu 19h jotee stade Lat Dior bu Thiès gaynde Sénégal sax démb amal nañ fa seen séance d' entraînement bu mujj laata séance boobulee Aliou Cissé jàkkaarloo na ak tasatu xibaar yi moom soo ko dégloo dafa mel ni kon du am ay coppeeku yu bëri ci 11 de départ am comme ni mu ko defee si diggante Sénégal ak Zambie ñu déglu Aliou Cissé. parfois xale yi dañuy xaw a sonn match de fin de saison la tamit wala tamit changer équipe bi loolu dafa normal mais pour l'instant daal gisaguñu kenn ñëw plaindre ci fatigue wala blessure kon mën nañu am yaakaar ni que xëy na 11 bu ñu defoon contre Zambie mën na demaat mais loolu tey nañ koy xam tey ci guddi après entraînement bi. c'est vrai que équipe bu Cap-Vert bi ñëpp xam nañ ko ñun xam nañ bu baax équipe boobu parce que joueurs lañ ñëwoon éliminatoire coupe du monde 2018 bi pratiquement joueurs yu fa nekkoon ñoo fa nekk xëy na quelques nouveaux yu ñëw rajouté. différence su Zambie ak Cap-Vert mooy que Zambie pratiquement 90% seen joueurs yi yëpp base locale nañu woon équipe Cap-Vert bi nag am nañu ay joueurs yu bëri yoo xam ne ñu ngi joué bitim réew ci dëkk boo xam ne mooy Portugal mën naa wax ni que am nañu binationaux yu bëri tamit yu jógee Portugal donc mën naa wax ni que adversaire bi muy Cap-Vert moo gën a am expérience moo gën a taxaw moo ëpp qualité bu Zambie ça tombe bien parce que ñun tamit genre match yooyu moo ñu neex genre match yooyu nañu bëgg pour justement préparer éliminatoire coupe du monde bi au mois de septembre. je crois que loolu bu weesoo je crois que lu gën a am importance sax mooy que ñun ñu xool ñun lu ñuy def lu ñuy indi football match bi vraiment ak fulla bu mat sëg def si jom def si fulla def si fayda ba pare gagné ko incha allah loolu lañu fas yéene. Aliou Cissé sélectionneur bu Sénégal xamal ñu ni kon Youssouf Sabaly moom kon du bokk ci match boobu défenseur Sénégal bi dafa signé contrat démb ak Real Betis ca Espagne ba 2026 bokk na ci match xaritoo yi am tey kon Sénégal Cap-Vert 19h Cameroun Nigéria 16h Gambie Togo mooy daje ak Sénégal ci première journée qualification coupe du monde bi ca mois de septembre Maroc Ghana ca Europe France Bulgarie 19h10 Espagne Lituanie Wijnaldum moom lay dina engagé wu ak Paris Saint-Germain ba 2024 milieu de terrain bu Pays-Bas bi kon nee nañu tey lay def visite médicale am laata muy xaatim ab contrat ak club bu Paris moom Wijnaldum kon dafa libroon ginnaaw bi contrat am jeexee ak Liverpool foofu sax jot na fa gagné Première Ligue ci atum 2020 gagné tamit Ligue des Champions atum 2019. ñu waxtaanee football bi waaye bi yoon ci tefes gi Youssouf bu nu sañoon jàngi ganus ndax ku ca ne ci ñoom Lion beach soccer bi fukki million jotee na ko ci yoxoy président Sall. dëmb la woon kon njiitu réew mi def li ni mel ginnaaw bu ñu toogee ñoom lu yàgg di sàkku audience mënuñu ko am ren la ko yàlla dogal kon ginnaaw bu ñu gagné lii di championnat d'Afrique bu beach soccer fii ci Sénégal mu doon juróom-benneelu yoon audience bi amee woon ca palais ci teewaayu Soda Thiam. audience bi ñu doom xaar amal nañ ko nag ci altine ji gaynde ak football plage bi nag daal di nañuy dugg biir palais juróom-benn yoon ñu nekk ko champion d'Afrique ci ñett yoo xamante ni dañ koo tegle loolee jar na sargal bu ñu sukkandikoo ci njiital réew mi Macky Sall. ci
turu réew mi yëpp nag kenn ku nekk si membre équipe bi ak encadrement bi donc ñu liggéey bi ñu jox la benn ordre national nga nekk chevalier waaye ñu jox leen itam benn enveloppe boo xam ne sax fayul seen jëf waaye nag day nekk rek récompense bu ndaw boo xam ne mu ngi toll si 10 millions pour joueur bu nekk ak membre bu nekk ndax xaar bi nag yàggoon na waaye jaroon na ko bu ñu sukkandikoo ca kay tàggata gaynde bitu kay di Omar Ngala Silla. yàgg nañ di rêve di football di indi ay trophée di ko gagné di xalaat ñu convoqué leen fii si pare bi tey ñu convoqué leen ko donc je pense que le président moom la ñuy félicité parce que tamit quoi qu'on puisse dire tey message bi mu ñu lancé fii message la boo xamante ne tey dañu ñaax ñu ñëpp muy Sénégal dem ba jee donc je pense que ne loolu mu wax noonu dinañ si bàyyi xel te dinañ ko jéewaale si tournoi bi incha allah. mu di bataaxalu chef de l'état boo xamante ni joueurs yi dugg na ci seen biir bopp capitaine bi Alseyni Ndiaye ak i ñoom teg nañ seen xel déjà ci coupe du monde bi ak fan ca bëgg a àgg. donc jox nañu rendez-vous nañu bu ñu demee final incha allah dina ñëw seetaan se donc comme ni mu ko waxee la balle est dans notre camp donc instant bi nag déjà présent à partir de lundi dañuy duggaat regroupement commencé liggéey bi suñu objectif bi ñuy daw depuis 2007 ba tey mooy dugg ci carré d'as bi à la coupe du monde donc dinañ ko atteindre incha allah. ca ba muy def discours am nag moom capitaine gayndek bitu choqué yi nag daal di nay jaajëfal gayndek foot à 11 bi ci seen teewaay ci finalu CAN bitu choqué bi te di leen ñaanal itam ñoom it ñu yëkkati trophée continental bi ci coupe d'Afrique gi ñu jëm. jërëjëf Soda ñu waxtaane Youssouf handball bi kan ci wàllu jigéen ñi bi tàmbali tey ci ngoon. ca Yaoundé ca palais des sports ba Cameroun di pays organisateur mooy dalal Kenya ñoom guleet kon ñuy bokk ci compétition bi ni mel Sénégal nag mooy vice champion en titre ñoom suba la ñuy amal seen match bu njëkk bu 12h jotee seen diggante ak Madagascar ajuma Guinée ñu joué dimanche contre Tunisie fàttali ni Angola moo yor raaya bi gagné ko fukki yoon ak ñett. basket bi ci góor ñeek sunu gaynde yu ndaw nekk wàllu regroupement bu ñuy tàmbali talaata tey ji dañuy waajal lii di coupe du monde moins de 19 ans ñi amagul kon fukket ak juróom-ñeent vice champion d'Afrique yi di Sénégal ak Mali mi ko gagné woon ñoom ñooy teewal Afrique ca Lettonie loolu nag diggante 3 ba le 11 juillet bi ñu jëm équipe bi nag seen entraîneur di parfait adjuvant si seen poule bi nañ daje ak Lituanie Japon ak Canada Xajasan. jërëjëf Youssouf RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñaar fukki minutes. RFM rajo askan wi. ñu yegg yéen ci cosaan geek Hadj Ndate Diop. dal leen ak jàmm. Naset di turu album bi nga xam ni moom mooy mandargaal lëkkaloo bi nga xam ni moom moo dox diggante ñi di waa Enda Énergie ak lenn ci ay rappeur loolu bokk ci wàllu promotion wala sensibilisation li ñu duppee protection de l'environnement di maanaam aar suñu alam bi rappeur yooyu nag jóge ci groupe yu bëri ak ci gox yu bëree bëri la ñu bëgg moo fexe ba taxawal li ñuy duppee éco-citoyenneté. Ndeye Mati Dieng. suqali dëkkuwaay bi jaaree ko ci aada ak cosaan. waa ji moom dafa salte yaa fi sa xaaral yàq nga fi pollution te amuloo ci solution bu tiit potit. lile moo lëkkale Enda Énergie ak artiste rappeur yi nga xam ne li leen tax a jóg mooy gën a ñoŋal nekk ñu nit yi bu ñu sukkandikoo ci góora di artiste rappeur. dañu bëgg suñu gox bëgg suñu réew. li ñu mën a permettre benn instant ñu avancer feebar yi jóge fi mooy ñu sàmm suñu environnement et suñu environnement du ñu xaar ma sàmba wala ma demba mu ñu koy sàmmal ñun ñoo koy commencer suñu bopp. ngir li leen nag mën a antu dañoo tànn ay artistes yoo xamante ne laataa Enda Énergie fekkoon na leen ñu soobu ci ñaax nit ñi ngir ñu gën a set. Gora Amdi Moustapha Maam ji King Fada Fresh Boy Bu ak El groupe Tama ñun ñooñu noonu ñoo ŋànk projet bi am na ñoo xam ne ni dëkkuñu Maam ji mu ngi dëkk ba Nianing am na ci artistes yoo xam ne ni ñu ngi dëkk ba Somone am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ba Ngaparou kuy mu ngi dëkk Warang man maa ngi dëkk Mbour ce qui veut dire que bokkuñu sax localité mais dafa yëg suñu engagement dégg ko benn instant ni ñuy doxee ci wàllum salte ni ñu ciy fightingee parce que mu jóge suñu gox raison pour laquelle mu ne ñii bu ma leen xëccee andi leen dinañ mën a porter projet bi. ñi bokk ci société civile bi ne lii mooy anam bi ñu tànn ngir dugal seen loxo ci programme nguur gi ci xeex salte fii ci Sénégal. jour sortie bi defoon nañ benn genre présentation il y avait l'ambassadrice de l'Union européenne il y avait les maires du département de Mbour parce que message bi ñu doon jàllale c'était important ñoom ñu jàllale ko rawatina jigéen moom loo xas a jàllale ci moom bu ko maîtriser moom bu ko appliquer rek ñëpp dañ koy topp. ak album bii ni Naset acteurs culturels yi ànd ak waa Enda Énergie ne ñu ngi waajal ay tournée nationale loolee nag ngir gën a lawal bile programme. mais naan sa café sànni ci mbedd set di torox tilim di tedd nañ takku jóg balaa suuf a gedd jéem a faat jàngoro ngi rek tilim moom du sangu set. tey jii ñuy amal cérémonie vernissage bu exposition bu waa manufacture sénégalaise des arts décoratifs
ñoo ngi ko jàpp bu juróom benni waxtu ci ngoon jotee ci place du souvenir africain exposition boobu nag dooroon nañ ko ñeenti fan ci weeruk juin daañu ko wéyal ba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeruk juin wi ñu nekk jageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem dig daje ëllëg. Savon Marseille créé